salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen masto itam coono di jéggalu itam ci xibaar yi ñu leen jox te xam ni du loo xam ni moo ñu gënal mais nattu moo ñu ci fekk li may tàmbalee mooy wax kan mooy AMIS benn kuréel la boo xam ni dafay dajale juróom-ñaari usines yi nga xam ni ñooy yëngatu ci wàllu wal blé bi ci jëkk mi ngi tudd Grand Moulin bi ci topp NMA bi ci toppaat muy FKS après ngeen gis Olam teg ci Sedima teg ci MDS teg ci Basmala juróom-ñaari société yooyu tey ñoo lëkkaloo pour liggéey ci koom-koomu boulangerie lépp lu yëngatu ci màndu farine mooy seen ité loolu itam moo ñu dajale fii tey may fàttali juróom-ñaari société yooyu tey boo doon xayma ñiy liggéey ci ñoom dinañu mat junni ak ñetti téeméer ak juróom fukki doomi aadama boo ko yaatalee maanaam ñépp ñoo xam ni daanaka ñu ngi dàq seen wërsëg ci liggéey bi mat nañu fukk ak juróomi junni nit ñuy wax ni société tey bu ñu dajaloo li nga xam ni moom lañuy liggéey moom la ñu mën a wal ci bés bi mat na 3500 tonnes ci bés waaye bu ñu xaymaa li nga xam ni moom la sénégalais yi soxla maanaam ci farine mën nañ ko xayma bu néewee 1300 tonnes bu dee consommation bi yokk na dina dem ba 1400 tonnes par jour loolu mooy permettre tey sénégalais yi mën a consommer lu tolloog 8 millions de baguettes de pain bi loolu weesoo tey su ñu doon xayma li nga xam ni moom la ñuy indi ci koom-koom ci dëkk bi mun nañ ñi mat na 222 milliards maanaam ci at bi ci loolu nag état bi dina ci barkeelu ba am ci 35 milliards boo xaymaa tey li nga xam ni ñiy daan seen doole ci biir société boobu li ñuy fayeeku ci at bi dina mat 9 milliards nga xool li nga xam ni moom la ñuy versé ci société patronale yi mooy IPRES ak caisse de sécurité sociale ak ñoom seen tey mën nañ ko xayma ci 900 millions liggéey boobu nag mooy tax ñu mën a fekki boulangerie yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir dëkk bi ñii ñi ngi leen di xaymaa ci 1500 ñii ñi ngi leen di xaymaa ci 1800 loolu nag mën nga ci dolli itam distributeurs yi maanaam grossistes yi nga xam ne ñoom ñooy relais yi ñooy tax farine bi di yegg fi mu war a yegg ñooñu tey mat nañu ñaari téeméer usine nag yi nga xam ne ñooy lëkkaloog ñun mooy ñi nekk ci biscuit beeg yooyu mat nañu juróom loolu daal mooy la nga xam ne mën nañu ko tuddee mooy carte d'identité melokaanu AMIS li nga xam ne nag moo ñu dajale tey fii waxtaan bi li ko indi li ko lal mooy bu fekkee yéen a ngi koy fàttaliku mosoon nañu fi tase fii yàggul trop ci mois de septembre ñuy joytu li nga xam ni moo ñu dal waaye liñ ci metti mooy boobu ba léegi lañ ca doon xaar gisuñu ko ci te bés boobu doon nañu fàttali li xew ci àddina bi umpulewu leen ni bi ci jëkk mooy mbas mi ba muy tàmbali nit ñi dañu njortoon ni bu bari ba bari ñaari weer ba ñetti weer lay am yàlla dogal mbir mi continuer mbas mi nag yóbbaale lu bari
fekk si itam nawet daal di metti béykoor bi gën a metti ba loolu tax tey foo bëgg am blé maanaam day nekk coono parce que ña ko daan jaay lañ ci jaay bareetul as néew sax lañ ci am dañ koy bëgg téye seen bopp ñaareel ba soo ko jëndee itam nga bëgg ko yóbbu fi nga bëgg du yomb ndaxte gaal amatul te bu amee itam li leen di gënal mooy dem Asie au lieu ñu ñëw Afrique loolu yëpp tey boo ko dajalee mooy indi que blé bi fi mu toll nii dafa jéggi dayoo li metti nag ci mbir mi mooy li nga xam ne moo dal suñu kaw dafa indi fitna ak coono ci meññee yi parce que dafa am maanaam ñaari coono yoo xam ni moo dal suñu kuréel benn bi dañu naan depuis 1994 ñu ni nit buy liggéey dañ koy tere muy jaay di perte xaalis maanaam mënoo jëndee fukk di jaayee juróom-ñett dañ koy tere ñu ni kon ñun war nañu mën a yokk suñu prix pour bañ a jaay ci perte nguur gi génne document boo xam ne day wax ni comme farine du loo xam ni daanaka lu woyof la dañu bëgg bu ñu koy jaay état bi dugal ci loxo bu xool ndax njëg bi jaadu na wala jaaduwul texte bi nga xam ni nag moo joxe prix wu farine di daté 2021 ci janvier dafa wax ni farine mënta weesu 16 600 francs CFA kon xam nga ni ñu ngi ci coono parce que mënuñu jaay par perte ci perte waaye itam mënuñu jaay li ñu bëgg état bi moo ñu fixé prix te prix bi su ngeen ko seetloo bu baax matul li nga xam ni moom la ñuy diggee donc ñu nekk ci fitna te waxtu bii ñu leen di wax su ngeen ko xaymaa daanaka saaku bu ne dañ ci perte lu mu tuuti juróomi téeméer par sac lu mu tuuti di ñu perte juróomi téeméer parce que sac bi état bi dafa ni mi ngi war a ñu ngi ko war a jaayee 16 600 waaye moom xam na ni sac bi tey buñ ko calculer mu jaar yoon mi ngi war a dikkee 19 193 loolu nag ñun ñii toog fii dañu jàpp ni loolu mënta nekk parce que mënatuñu continuer lii ñu nekkee nit ñi ni ñu yéen de li ñu jaaxal mooy am na benn diir boo xamee ni daan ngeen jaay lu gën a néew li te kenn déggule woon ñu ni déet yéen da ngeen di war a fàttaliku li fi xewoon mooy ca temps yooyu maanaam 2017 2016 2017 amoon na pëccëxoo bu métti bu nekkoon ci biir réew mi pëccëxoo boobu nag moo indi woon état bi gis ni ci dugalul loxo bi lépp day sooxe ca la ñu convoqué woon assise nationale de la boulangerie ñu def ko ay pàcc yu bari pàcc yooyu moo ñu mayoon mu jur maanaam ay xalaat yu rafet pour que mbir mi jaar yoon fa la ñu jëlee di administrer prix wu farine fa ñu jëlee wax société bu ne la nga war a mën a jaay pour marché bi stable fa la ñu jëlee wax ni réglementation bi nii la war a demee fa la ñu jëlee itam prix wu farine prix wu mburu foofu la ñu ko jëlee boobu ba léegi su ngeen seetloo bu baax ca la marché bi xaw a dal donc tey la nga xam ni moom la ñuy xaar mooy li nga xam ni moom la ñu dund ci ñetti at yii ñu wees ñu wéyal ko maanaam ñëpp am dal ak tey ku ne ñi ci dàq sa wërsëg su ngeen seetloo tey li nga xam ni moom moo xew Sénégal dafa xaw jéggi dayoo bi mooy li xew fii rek la xewe maanaam fépp fu ngeen dem fii ci nga xam ni mooy suñu dëkkandoo yi muy Côte d'Ivoire di Burkina
di Mali amul fenn foo xam ne xel mën na nangu ñu fay jaayee saagu farine 16600 amatul fenn bi ci gën a leer li nga xam ni amul nattambe mooy suñu mbokk boulanger ivoirien ñëw nañu fii di wax ni ñoom saako bu foofu ñu ngi koy jaayee 21000 ñoom xamuñu sax ba léegi naka la ñuy def ba continuer di liggéey ci prix bii ñu nekkee donc xel war na mën a nangu ñu wàlluñu pour que ñii nga xam ni ñoo lalu ci gannaaw maanaam 1350 employés yi nga xam ni ñoo di dàq seen wërsëg suba teel bu ne ñooñu nekk ci gannaaw itam di ci dàq seen wërsëg ñu mën leen jàppale ba ñu bañ a perte seen emploi te loolu li ko mën a indi rek mooy li nga xam ni moom la état bi nangu gëm ko seet ko seetaatal ko ba ni donte defal naa leen 6% dindi naa 0% de droit de douane dindi naa leen 0% de TVA gëm naa ni tii bi ñu defee suñu calcul bi farine tey mi nga war a jar 1193 francs ne woon sax ci biir waxtaan ni li leen gënal mooy ñu xool naka la ñuy def ba société yi la nga xamee ni moom moo nekk ci prix bi te bëgguñu farine yokku ñu mën ko jël ci impôt yi nga xam ne moom la ñuy war a fay mais boobu ba léegi dañuy kall-kale tey ñu suba ñu koy def ëllëg si bi ñu taxawaat loolu nag tax na ñu ni ñun il faut ñu téye suñu loxo parce que nag dañu amatul pexe saako bu nekk bu fekkee ni yaa ngi ci bëgg perte loolu mbir mi ci tëj rek lañ jëm te ñi nga xam ni seen wërsëg yépp ñi ngi ci biir dañ leen ameel àq donc li gën mooy ñu wàññi li nga xam ni moom la ñuy teg ci marché bi parce que nag dafa am loo xam ni aussi dañ ci bàyyi xel parce que nit ñi ñoo bokk réew mi suñu réew la dañu xiifal kenn dañu maral kenn waaye nag lu ëpp day daal di tuur ba looloo tax ñu wax ni tey suba ak gannaaw suba incha allah dañu banque suñu loxo xaar état bi pour que li nga xam ni moom la diggee mu daal di koy def buñ ci weesoo vendredi ak samedi dañu may nit ñi jëlaat farine natt li nga xam ni dana tax na kenn du xiifal kenn waaye nag duñu mën a continuer di livrer nañ ko daan livrer bés bu nekk mënut a nekk dañuy wàññi li nga xam ni moom la ñuy joxe pour wàññi perte yi pour maanaam ñi nga xam ni ñu nga fay liggéeyee ñu mën leen may ñu yokk tuuti lañ fay nekk parce que lii moom bu continuer tëj rek la mën a jëm ñoo ngi leen di sant di leen gërëm jërëjëf.